salaamaaleykum Ousmane Sonko yow mooy li ma lay wax rek booy rek nga mën a nax mais yow bi nga naan boo ñëwee da ngay dindi caisse noire loolu mënul nekk parce que yow mënoo jógee impôt et domaine chaque 3 mois nga séddoo caisse commun nga ñëw nga ne da ngay dindi caisse noire loolu c'est faux parce que yéen da ngeen doon lekk caisse commun yow Diomaye Faye ak yéen ñi nekkoon impôt et domaine yëpp da ngeen ko doon use di ko lekk après ngeen taxaw di ñu gëmloo naan ñu ay caisse noire ay riba la ay affaire lekkatu caisse commun boo ko andee fu caisse noire nekk fu caisse noire amul woon sax da koy créer teg ko fa qu'on se dise la vérité yaa ngi rationaliser dindil caisse commun yi caisse commun yi gars yi di séddoo chaque 3 mois mën na fay bourse étudiants yi te pourtant riba la parce que xaalisu sàcc la baaxul ba pare ngeen jël CDC caisse de dépôt et de consignation fi alalu réew mi yëpp nekk jox ko Fadilou Keita muy wër di ko jëndee ay laadum rek yor suñu xaalis muy wër di jëndi laadum rek man Thione Niang bokkoon na ci nit yi ma gënoon a naw biir Sénégal mais gëmatuma ko parce que day fréquenter Fadilou Keita ndax Fadilou Keita cherche là où il essaie de blanchir son argent loolu lay lijjanti Fadilou Keita xam nañ ko avant ngeen ni falu Fadilou Keita yàgg nañ koo xam ci xar yi Fadilou Keita musu fee jënd xaru 3 millions mais léegi ay laadumu 19 millions laadumu 20 millions laadumu 23 millions booy yi amuñu sax ginaar booy yi amuñu sax tulaa béer yoruñu sax pël-pël yow Ousmane Sonko yéen vous êtes faux moo tax it benn mandat ngeen fii def dem mooy li ma leen wax te seen mandat bi dana leen wax xat ndax saa bu ñu xëyee yeeg seen kaw yéen ñun dañoo mënoon a nekk ci àll bi di liggéey di rayante pour yow pour Sénégal baax ñu génn fekk ngeen taal dëkk bi yëpp après bëgg a toog suñu bopp yi ñun di ñu nax ñu leen di accepter loolu du jàll te yow Fadilou Keita suba dinaa ñëw sa kaw de danaa la kalaate ndax sa xar yi nga jënd yëpp yaa ngi ko jënd jee ca Mbuur te Sénégal moom ñëpp xam nañ ne Mbuur ci am na yarkatu laadum bu mag bu fa ne voilà te man foofu inf bu fa jolli moom dama koy am ndax sama fief la yow mosoo am xaru 1 million yow bi nga faloo ba léegi xar yi ngay jënd bi ci gën a tuuti 15 millions la pourquoi te booy yi fal leen amuñu liggéey dëkk bi dëgër na booy yi lekk ñu naanuñu yéen da ngeen nax booy yi pour ñëw profito benn mandat laal li ngeen laal dem yoon te pourtant li ngeen di def nii jamonoy Macky Sall bi ngeen koy xeex ñu bari ñu ngi leen ci doon jàppale tey naax fekk yooyu yëpp dañoo toog di seetaan may wax ñenn ñi di ma message naa man naa noppi yéen xanaa da ngeen a fuu yéen. sam booy suñ turu page bi laa bëgg ñu changer ko tuddee ko yeewu par force. ñu jël page bi tuddee ko léegi yeewu par force dañoo war a créer sax parti de la jeunesse ñu xool booy bu tàng bu yeewu ñu jiital ko mais man bokkuma ndax man damay am 35 ans mois bi 35 ans tu n'es plus jeune loolu ñëpp xam nañ ko mais man mën naa leen di jiital di leen conseiller di leen won yoon bi piège yu gars yi teg ma teggil leen ko bu ñu gisee yoonu xaalis ma joxañ leen ko ñun ñëpp ñu daw dem fa bu ñuy noosi ñu ànd dem ay Île du Saloum noosi fa foofu neex na de man fa laa lune de miel town bu neex a ngi noonu xam naa ko bu baax man dama bëgg ngeen dund dama bëgg ngeen live dañuy créer parti de la jeunesse dindi ay photo Barthélémy Dias ak yëpp teg ko fële c'est nous avant qui que ce soit ndax gis naa ne yéen a ngi yeewu sama nante yi kontaan naa ci yéen barki Rasulullah kenn dootu leen rey tama ne fi politicien kil leen affaire bi léegi carte yi la booy intelligent nañ focus leen xaalis focus leen seen papa yeeg seen yaay ak tekki kër gu rafet oto bu rafet jabar yu neex man ci loolu laa bëgg ngeen focus jeex na tàkk bu leen kenn rey di tëdd seen kër yi di noos ay défaillant lañ ñoom ñëpp. salaamaaleykum na ngeen def Sénégal booy Pastef man du ma seen morom man seen bàyyi Ousmane Sonko laay waxal wala bu ngeen amee lu ngeen wax ngeen dem def ko ci commentaire yi parce que xam ngeen ne bu ngeen ko defee ci commentaire yi booy tontu leen ngeen ridicule mujjee ñàkk fayda ndax amatu leen lenn loo leen mën a wax ngeen may song di ma message quoi. man seen papa Ousmane Sonko laay waxal man du ma seen morom man ci Petite Côte bi laa juddoo man du ma tapé de man kër Baye Aziz Mam Modou Moustapha Fall lañ ma nàmpatalee man du ma ragal man du ma kuy reculer da ngeen di dem ba ci Petite Côte bi Mbour ngeen laajte ma man bul def laay bañ mais yéen booy da nga nar réew waay yéen vous êtes indiscipliné quoi may wax ñaa man ay procureur man damaa faale procureur man dama procureur yónnee kayit man bu ma convoqué ma ñibbisi man da ngeen may occasion bu ma ñibbisee man boobu ba léegi maa ngi bëgg a ñibbisi muy të man Sénégal ma gënal fu ma mën a am yéen bu ngeen foogee ne ta wala yéen li may wax sax di leema nii di waaj
yéen barki alxuraanul karim paas bi dafa waroon doon mën a yéen kese amul paa amul woon paa amul mère amul woon booy yi nii ma ci seet nii di conscient yéen ma won leen ne maa leen gën a waga fop yéen réewu leen te saa bu ma xëy dinaa ko dut seen bàyyi Ousmane Sonko fu muy gën a naqaree seen xol yi di buuj ngeen di dee man dinaa leen wane duma seen morom man damay seen morom man seen ma mesure même pas à vous Ousmane Sonko sax duma moromam li leen di metti wax leen ma lu Sonko def Sénégal il n'a rien foutu au pays après vous êtes là en train d'emmerder les gens yéen da ngeen ñàkk nday fayda waa yéen espèce de mouton. De quoi vous vous battez te pourtant boo yooyu noonu daf ci am boo yoo xam dañ la votel dañ la xeexal ba votel la nga dàq leen te dinaa andi message yi comme ay preuve ngeen lire ko dafa ñaaw quoi dàq nañ jeunes yi amatul créé nga ay chômeur village ba amul courant projet bi yàqu na yéen aayu leen de bàyyi delloo leen ñu suñu réew quoi jox leen ñu suñu Sénégal P2000 boobu programme bu am sens la village yu bari dafa waroon bokk ci yi muy yóbbu courant yàq ngeen projet bi réglé leen loolu. ab Sénégal sama gars yi fii lañ ñëw naan ñu ay autoroute de l'eau ay patati patata parce que gis ngeen ne waa ji bi mu fiy nekk dafa teg autoroute de l'énergie daa leen tricher yéen robinet mbedd sax mënoo leen ko teg bay teg autoroute de l'eau Macky Sall teg na autoroute de l'énergie mu réussir ngeen ñëw di ñu wax waxu autoroute de l'eau ana seen autoroute de l'eau bi ngeen fi toogee 2 ans ba léegi bu ñu waxee ngeen ne waa ji 12 ans la fi def Macky Sall bi mu fiy def 2 ans mi ngi évoluer di doxal sénégalais yëpp noppi toog di ko seetal may wax benn gain naa man sa waay yow hydrologue nga wala xaw ma lan tey laa lay wax sama bopp gain man société bi ma nekkoon di liggéey société boobu moo nekkoon médecin société yi Sénégal man amul société bu ma duggul biir Sénégal du Socosim du Sobowa du Sabodola Gold Operation est-ce que yaa ngi may dégg du Jogo du Ciment du Sahel est-ce que yaa ngi may dégg ak yeneen port autonome de Dakar di nekk ci bateau yi guddeeg bëccëg parce que xam nga lu tax man dama nekkoon ci benn société bu ñuy naan SMR société de maintenance et de réparation en électricité industrielle électromécanique et rebobinage industriel transformateur électrique ñun rek ñoo koy tijji Sénégal amul ku koy tijji Afrique de l'Ouest amul ku ko ñemee tijji di ko rebobiner amul ku Sénélec di may nga tiim ay transfo électrique di ko tijji General Electric Allemagne transfo bu mu dugal Afrique ñun ñoo koy monter te góoma de SMR ku ma xamul da ngay dem nga laajte ma foofu fa lañ ma téye di ma togg 10 ans 10 ans ñu téye fa di ñu fa togg moteuru terrain yi nekk Guinée yëpp yi nga xam ne Russie ñoo ko fa def moteur yi États-Unis la doon dem ba mu yàgg muy dem Afrique du Sud maa ngi lay yëgal ne Sénégal la doon ñëw te ñaari nit ñoo ko fa doon réparé muy man ak sama beneen collègue boo xam ne ñoo nekkoon loo fii bi Sonko ñëwee lañ daw. Depuis 2019 on géré ce projet là à Frigua benn société buy defar bauxite en Guinée ay moteuru terrain am AL 761 D29 ñun lañ koy andil ba Sénégal ñu réparé ko ñu andil ñu génératrice yi. AR6 D14 ñi may déglu xam nañ li may wax ma futti ko réparé ko bu ngeen demee sama page di ngeen ma fa fekk may essayer moteur yooyu donc man li ma xam ci industrie ak électricité ak ay hydrologie ak li ngay wax nii dafa bari nit da ngay am culture générale nit da ngay gëstu di tijji sa xel moo tax Pastef man yërëm naa leen parce que culture yéen sama boy yi ma gis nii ñuy jàng nii bis bu ngeen dof-dofloo bañ fekk leen Sénégal yéen dootu leen ŋàng. asalaamaaleykum Pastef
sama boy dañoo foogoon ne projet jubal jubanti bi bu ñëwoon dañuy nangu xaalis bi récupérer money bi jàpp gaay yi séddale leen ko xamuñu woon ne jubal jubanti bi bu ñëwee yéenay dund ñoom ñuy dee ñoom xamuñu woon loolu. ba pare ni laaru Pastef yi may laaj naka laa def ba recenser 30 000 personnes yi ñu dàq bu ngeen di lancer pétition nu ngeen daan def man dama yor ay boy technicien lii ma leen di afficher nii consortium des jeunes techniciens et techniciennes pour l'industrie et l'énergie en Afrique de l'Ouest maa ko créé di fa joxe ay cours ci Microsoft Teams di aider boy yi ñuy am liggéey ay stage di créer seeni propre projet di doxal ay réalisation ma fay def ay formation di leen jox sama xam-xam chaque samedi weeru koor bi moo taxaw sur Microsoft Teams li ma leen di wax rek Ousmane Sonko maa ko ëpp njariñ Sénégal 7100 membres ñoo nekk ci consortium bi lépp ay jeunes ay ingénieurs ay informaticiens ay électromécaniciens ay agriculteurs ma regroupé waat leen ci beneen plateforme sur WhatsApp def leen groupe di leen jàngal te kenn fayuma awuma ci dara jël sama xam-xam bi nga xam maa ko jàng 10 ans di leen ko jox Pastef ay nulaar ngeen maa ko wax. salaamaaleykum Sénégal c'est que dama bëgg a wax ci problème mu usine dessalement bi ma doon wax lan moo ko waral ñu andi ko Dakar te ko Mamel parce que ki may wax di ko woowee naan ko capot bi muy Macky Sall renseignements généraux yi dañ ko xamaloon ne ko Dakar warul am benn source d'eau te Sénégal ñëpp xamoon nañ ne ndox bi Lac de Guiers la doon jóge benn tuyau moo ko doon andi di ko dugal biir Dakar ndox mi ngiij lañ ko dispersé mu ñëw renseignements généraux yi xamal ko ne ko gis nga benn tuyau bii nii jógee Lac de Guiers ñëw alimenté Dakar gu yëpp kenn xamul ñaata millions de population la bis bu ay ennemis jógee dem posone ko Dakar kenn du yeewu ñëppay dee defal biir Dakar usine ndox muy alimenté dëkk bi en cas de danger bu attaque amee attaque terrorisme wala attaque guerre wala ak lu mu mën a doon bu ñu saboté tuyau bi du répercuté wu à Dakar koo koy président sama waa ji mu neex leen mu naqari leen koo koy président te ñëpp xam nañ ne Sénégal avant 2012 ñaw tabaski sax nit ñi dañ daan fanaan ci tailleur yi koñ boo romb muy riir ak ay groupe électrogène Sénégal amatul courant moitié journée la koy am waa ji toog fi 2012 yooyu yëpp jóge fi waa ji ne day andi ay bateau taxi wax nañ leen projet bateau taxi yi man li ma leen di wax dama ko maîtriser dama ko xam bateau taxi yoo xam ne dañ doon def ay petit port Dakar Rufisque Bargny Ndaayaan Mbuur nga xam ne man ku mel ne man doon liggéeyee Dakar su may dem weekend damay jël bateau taxi à Dakar wàcc ci petit port bi à Mbuur dox dem sama kër kooku daf ñu doon def ay nit ay ndaanaan ñun tubaab yi fii bu ñu gisee pour ñoom ci kaw yi garab lañ dëkk mais man bu ma jëlee samay vidéo wan leen ñun Sénégal ni mu mel seen yaram day daw gis nga terre bi nekk Sénégal ak métro bi may yéeg fii ñun suñu terre moo ko gën a bees waxuma leen waxu caaxaan de suñu terre bi nekk Dakar moo ko gën a moderne téeméeri yoon ak ñaar fukk ak juróom-ñaar Macky Sall ñëw fekk réseau courant électrique bi Sénégal bi mu ñëwee 30 000 la ko fekk Macky Sall jël réseau bi yóbbu ko bi mu jëlee réseau bi da ko yóbbu def ko 90 000 Sénégal gi yëpp am couverture électrique normale mu ne lan moo topp ci 90 000 ñu ne ko 225 000 Macky Sall defar réseau 225 000 denc ko pour bu population bi màggee ñu déclenché 225 000 bi mu dugg ci réseau bi mi ngi kunun di nelaw nga dem Cap des Biches mu teg contrôle global gayen kooku kapo la mënoo leen ko bañ ponkal la. salaamaaleykum président Diomaye xam nga lu tax aayul moom premier ministre Fouta bi mu amee problème mu ndox mi Matam inondé da ngaa sol tenue jaay affaire de militaire li may wax ci seen populisme rek ñëpp statut la génn ba di la tëqale ak Macky Sall ak tenue bi mu fi soloon ba léegi ndox maa ngi foofu. Macky Sall Lac de Guiers bi mu amee problème mu nekk voyage ñu woo ko tuyau bi Dakar toj Ndakaaru amul ndox 15 jours mu dagg voyage am ñibbisi gars yi taalal ko hélicoptère mu sol tenue militaire wàcc Lac de Guiers ñun ngay laaj ñun ñam faykoon sur le terrain. ñu gasal ko tuyau bi ba mu ne boy leer nañ mu ñëw xool fekk gars yi di ci liggéey di ci suude ingénieurs yi tegal ko lu leer ni midi lu dul deñ waa ji ne nañ commandé tuyau bu bees tax France pour mu ñëw ko koy kàppoo ba pare ne nañ defaraat KMS 2 teg KMS 3 ko koy kàppoo Macky ba mu fa jógee ñu yeb ko ci hélicoptère bi mu ñibbiwaat ak tëneem problème bi dafa réglé
Kër Momar Sarr ci la fa tiwoo gëj a toj ba tey ci la Ndakaaru gëjee am problème mu ndox ba tey mais yéen populisme baaxul. salaamaaleykum Sénégal waa Pastef xanaa amul école du parti Pastef amul école bu ñuy jàngalee seen boy yi xam-xam école yooyu noonu ñuy defee ci bopp boy yi xam-xam booyu xaw ma nu ñu koy waxee booyu politiciens yi nga xam ne ñi ci parti yi gars yi tijji ay école du parti di leen ci former mais Pastef yéen booy garaaw ngeen de yéen dafa mel ni ay saaga ndey rek lañ leen jàngal mais yéen lii dafa garaaw ah lii dafa garaaw de yéen li ngeen di sax yéen saaga ndey sax da ngeen cee ay vous êtes des experts en cette matière te mun leen défendre benn idée wu seen projet wala seen leader Ousmane Sonko saaga ndey rek ngeen ko mën a défendre daal moom ngeen mën a yàqee dara yéen fu nit ñi génnee teg xam-xam ngeen génn saaga ndey man yërëm naa seen yaay yéen vraiment yéen man j'ai pitié de vos mamans là parce que yéen amu leen gàcce quoi man rus naa taxaw di saaga ndey sama yaay di génn ñu naan kan kee doomu yaay kee saaga ndey yéen da ngeen a petit quoi yéen arme boobu rek ngeen am pour xeexal mooy li may wax ay tapet ngeen moo tax seen xeex yëpp ñi leen ko xeexal da ngeen leen war xoolal booy jakarta yi pourtant jakarta yi nii ay élément kele lañ woon ci seen biir combat bi jakarta maan yi seen combat bi dañ cee liggéey lu am solo jakarta maan yi man dama nekkoon seen biir porté nañ ma pourtant ñoo doon distribuer carburant bi di jaar ci biir buum yi di dox di dem di régler problème yi mais bi ngeen ñëwee ñoom ngeen njëkk a tere pour ñuy dugg biir Dakar c'est malheureux quoi c'est malheureux dem leen ngeen wuti xam-xam ngeen jàngi ngeen def ci seen xol yi mbégte di bég ngeen bàyyi ay saaga ndey yéen ñëpp bàyyi nañ leen te tant que maa ngi wax dinañ leen gën a bàyyi jakarta maan yi nag seen problème mënoo leen ko régler parce que seen problème sampale ci tali yi ay boy yoo xamante ni course mënuñu cee am 2000 ñu leen di téye di leen sampaloo ay 3000 ak ay 6000 ak ay 4000 di leen fayloo ci police yi te pourtant yii yéen a leen waxoon bu ñëwee day dañ ñu tax répp ci seen xeex xoolal Ousmane Sonko segam yaa fi dem ba Koungheul mënoo gis sax 10 jakarta yow mënoo sax gis 10 jakarta te bi fi daam boo génnee di jaay làmmiñ bu rëy naan ay la bataille de Kaffrine zone boobu bi nga fa duggee gisoon nga nu mu demee foofu la jakarta dëkk bi nga fa duggee gis nga booy niñ la defoon ci jakarta ci jamonoy campagne élection yi mais xoolal la passé bi nga fa demee gisoo 4 jakarta booy yëpp la bàyyi te jakarta maa ni ñi ngi daas seen i carte taxaw booy daas leen carte yi taxaw te liggéey bi na commencé ci élection locale yi na maire Pastef yëpp tëb na ñëpp tëb amuluñu leen benn njariñ à Falémé des milliards de barils de fer Ngagne Demba Touré nga taxaw gëmloo ko booy yi te pourtant bi ngay wax booy yi ne leen ay milliards de barils de fer ñi ngi Falémé ci biir suuf si mënoon nga leen wax ne Macky Sall mi ngi teg ñaari centrale électrique yu war a séq Falémé ñu exploité fer bi génnee ko def ko ci fonderie mu togg ko ñu génnee ko bi ngeen ñëwee ba léegi projet yooyu dafa taxaw pourtant tu pouvais le dire aux gosses mais xam nga man lan mooy sama problème yéen ngeen ne ay ponkal ngeen ay kapo ay kilifa di fen ay doomu góor qui ne dit jamais la vérité li may wax dama ko maîtriser parce que je travaille dans l'énergie moi ci courant laa liggéey 10 ans Sénégal xam naa bu baax li ma la amul centrale énergétique bu ma duggul amul bu ma taxawul teg loxo ci transformateur yi ñu installé ko je défie quiconque nag ñaari centrale électrique waa ji doon ko teg mu war a seq feeru Falémé bi ñu teg fa ay fonderie te yéen ngeen xam bu baax ne fonderie fer kenn mënu ko exploiter te amoo courant bu taxaw Macky di liggéey ci loolu ngeen ñëw dugg ci esprit booy yi nax nit ñi pour seen propre intérêt génnee leen fer bi fer baa ngi nii Falémé fer bi bougé wul centimètre génnee leen ko da ngeen a aay rek génnee leen fer bi foofu lañ leen di xaar yéen génnee leen fer bi barki alxuraan fer bi de du génn fer bii nii du génn li ngeen doon woote naan ay tubaab yee ñëw génnee ko patati patata ma ci nekkoon ci yoon tubaab yi dinañ ñëw nag léegi génnee fer bi Sénégalais yi di gis ñoom ñu jël ko yóbbu ko exploité Guinée Conakry sax ak génneel fer bi boppam Guinée Conakry bauxite bi sax mi ngi koy génneel boppam xam-xam amul leen ko yor seen làmmiñ c'est que yéen mooy li booy bi wax rek vous êtes les meilleurs en matière de théorie mais pratique zéro. Ousmane Sonko, je viens de savoir véritablement que tu as une relation très troublante avec la vérité. Vraiment. Tu as une relation très troublante avec la vérité. Man, Ousmane Sonko, des fois, je me demande si, est-ce que yow, di ngay toog di dégluwaat sa bopp. Sincèrement, est-ce que yow, des fois, di ngay toog di déglu say discours démb ak say discours tey.
parce que yow mënoo fay taxaw démb ne des forces de l'ordre armées jusqu'aux dents di dugg biir université les étudiants ne sont pas des criminels tey nga taxaw nga ne yow yaa dégg ne dañuy waaj a taal restaurant bi ak bibliothèque bi nga joxe ordre ne nañ dugg waaye lañ fa def santoo leen ko woon yow mosoo jël ses responsabilités et pourtant ñoom solkatu tenue yi ñoom kat ñooy wax ne les ordres sont à exécuter sans réfléchir ni murmure. L'officier qui les donne en est entièrement responsable. Donc toi, tu es le responsable de tes propres ordres. Pourquoi tu veux fuir tes responsabilités? Et pourtant li nga dégg ne booy yi moom lañ doon waaj a taal noonu ba tax nga jox force de l'ordre ordre ñu dugg biir université pourtant booy yi yow biñ lay fal dañoo taal ñoom chapiteau bi ñu doon jàngee taal CESTI centre des sciences de technique et de l'information fi ñuy former journalistes yi taal bibliothèque yi taal restaurant yi booy li taal keroog taaluñu ko sax bi ñuy réclamer seen xaalis et pourtant jotewuñu woon nguur dara de yow lañ doon xeexal de ba pare nga ne yow bu démb doonaat tey nga defaat li nga defoon mooy arrogance bi ñuy wax yow di nga ñaawale yow da ngaa puub ci maafe bi bëgguñu koo jox ñu lekk ko te duñ ko def nga taxaw fi ni ñu la criminalisation de l'homosexualité toog ci télé yëpp takk rajo yi lu ne nga waxoo gëmloo ko nit ñi ñu ne boo ñëwee góor jigéen dafay jeex yow yaa taxaw tey ne on doit les protéger dañoo war a nëbb seeni dossier médical yow mi doon kalaate ay secret professionnel secret médical ak secret professionnel lan moo leen wute yow boo yegsee fii ay secret professionnel yoo doon divulguer yow moo la fi andi yow moo la fi teg tey secret médical ñi yor seeni virus di wër di ko véhiculer ñi di ay criminel di rey nit ñi après yow nga ne ñun nañ noppi kenn waru leen a divulguer boole yow Ousse da ngaa bëgg dëkk bi ñëpp si daa yow Ousmane Sonko man vraiment je ne te comprends plus de yow ñun on te comprend plus parce que li nga nekk di dawal nii ñun xamuñu ko quoi ay criminel yow nga mer ci bay saar ne kenn warul divulguer seeni dossier médical mais seeni dossier médical dañ ko war a jël teg ko ci mbedd mi wala ñoom ñu génne leen ñëpp xàmmee leen parce que ñoom dañ doon takk ay jabar di rey ay doomi jàmbur di sàkku ay xale ay pédophile lañ non yow Ousmane Sonko tu es malade moo tax li ñuy wax rek gis nga nit bu sa nguur di jeex booy daanu des fois yi ngay wax sax doo ko tey tu es malheureux. ñun nañu resserrer la ceinture parce que affaire yi dafa war a tar mais Ousmane Sonko yow nga yaakaar ne yow boo ñu waxoon ne boo ñëwee dañuy resserrer la ceinture affaire yi dafay gën a tar dinañ la votel kenn du la votel kenn du la fi teg ñun dañoo xaaroon li fi Macky Sall nekkee woon yow boo ñëwee nga rendre ko meilleur nga yokk ko parce que yow loolu nga ñu gëmloo woon mais on s'est rendu compte que ne yow trompeur nga yow doo waxkatu dëgg comprendre nga te yow nit ñi ñemewuñ laa wax li nga xam ne moom mooy raat yow yaay nit koo xamante ni boo waxee di fen dañ lay tàccu yow boo waxul dëgg gars yi dañ lay tàccu yow fii nag nit ñooñu noonu ñoo fi jeex ñoo xamante ni yow boo taxawee boo toogee boo tegul raayet ñu lay tàccu loolu amatul fii am na fi nag mooy sa gars yi peut-être ñoom mën nañ la tàccu quoi mën nga nekk di wax ay bobaar ay bagage ñoom ñu lay tàccu mais ñun duñ dégg loolu te duñ la tàccu te boo waxul dëgg ñu ne la waxoo raayet boo doxul dëgg ñu ne la doxoo raayet parce que yow gënoo ñu yow Ousmane Sonko gënoo ñu yow gënoo fi kenn yow doo wàll yu doo yàlla doo yonent doo dara yow nit nga rek quoi benn doomu aadama nga léegi yow li ñu promettre woon dig ñu ko da nga ciy mën a tegu mënoo ci tegu nga dégager abal ñu bàyyi Sénégal mu nekk ci jàmm 2014 xaw ma 2016 ba léegi bi nga fi ñëwee yaa ngi ñuy politique loo dëkk bi kenn nekkul ci jàmm bi ngay opposé ba léegi dëkk bi ñi ngi xeex
bi nga faloo ba léegi ñu ngi continuer di xeex mais yow sama waa ji gayen yërëm ñu yërëmal sénégalais yi ndax ñu dund au moins jàmm quoi mais yow sa bopp rek quoi. nga ne ñun nañu resserrer la ceinture parce que affaire yi dafa war a tar mais Ousmane Sonko yow nga yaakaar ne yow boo ñu waxoon ne boo ñëwee dañuy resserrer la ceinture affaire yi dafay gën a tar dinañ la votel kenn du la votel kenn du la fi teg ñun dañoo xaaroon li fi Macky Sall nekkee woon yow boo ñëwee nga rendre ko meilleur nga yokk ko parce que yow loolu nga ñu gëmloo woon mais on s'est rendu compte que ne yow trompeur nga yow doo waxkatu dëgg comprendre nga te yow nit ñi ñemewuñ laa wax li nga xam ne moom mooy raat yow yaay nit koo xamante ni boo waxee di fen dañ lay tàccu yow boo waxul dëgg gars yi dañ lay tàccu yow fii nag nit ñooñu noonu ñoo fi jeex ñoo xamante ni yow boo taxawee boo toogee boo tegul raayet ñu lay tàccu loolu amatul fii am na fi nag mooy sa gars yi peut-être ñoom mën nañ la tàccu quoi mën nga nekk di wax ay bobaar ay bagage ñoom ñu lay tàccu mais ñun duñ dégg loolu te duñ la tàccu te boo waxul dëgg ñu ne la waxoo raayet boo doxul dëgg ñu ne la doxoo raayet parce que yow gënoo ñu yow Ousmane Sonko gënoo ñu yow gënoo fi kenn yow doo wàll yu doo yàlla doo yonent doo dara yow nit nga rek quoi benn doomu aadama nga léegi yow li ñu promettre woon dig ñu ko da nga ciy mën a tegu mënoo ci tegu nga dégager abal ñu bàyyi Sénégal mu nekk ci jàmm 2014 xaw ma 2016 ba léegi bi nga fi ñëwee yaa ngi ñuy politique loo dëkk bi kenn nekkul ci jàmm bi ngay opposé ba léegi dëkk bi ñi ngi xeex bi nga faloo ba léegi ñu ngi continuer di xeex mais yow sama waa ji gayen yërëm ñu yërëmal sénégalais yi ndax ñu dund au moins jàmm quoi mais yow sa bopp rek quoi. xam nga lu gën a métti ci àdduna mooy jox nit pouvoir mu di la ko xeexee jox nit doole mu wëlbati ko di la ko xeexee Ousmane Sonko yow da nga mës a ingrat sa bopp rek nga mës a nekk di xalaat yow tu ne t'es jamais soucié de la population ni de cette jeunesse loolu moo la dal parce que tey da nga yor doole yor sa ministre de l'intérieur mu doon sa ancien avocat tey loo ko digal mu def ko ba tax mu taxaw am sañ-sañu di massacrer booy te du mujj fenn et pourtant démb lii nii am tey nii yaa ko doon kaas de ba tax nit ñi jàppoon ne nit nga mais au finish on s'est rendu compte que tu as insulté notre intelligence da nga saaga suñu xalaat et pourtant c'était pas le cas ça ne devrait pas se passer comme ça